li may daanele nag mooy lancer un appel aux Sénégalais de tous bords, parce que le Sénégal est en danger. Il faut que nit ñi xam ko le Sénégal est en danger te li andi danger bi mooy li ñu amoon ci base équilibre social depuis 12 ans, depuis 10 ans maintenant, c'est compromis parce que mosuñoo gis ci Sénégal ñu instrumentaliser comme ça discours boo xam day dem ci diine wala dem ci xeet wala dem ci région te loolu mu ngi xewee ci Macky Sall. Le Sénégal est en danger parce que am nañ fi président boo xam ne constitution may ko mu def ñetti mandat waaye ñëpp xam nañ léegi ni dafa bëgg a def ñetteelu candidature yéen ñëpp gis ngeen démb document bi ñëpp publié mu tasaaroo ci àdduna bi yëpp mooy dem na jël benn cabinet américain di ko fay xaalis bu dul jeex ci suñu xaalisu réew ay milliards la koy fay pour kooku wër àdduna bi dem wax ak président yi dem wax ak milieu d'affaires yi ci àdduna bi pour convaincre ñooñu ni moom Macky Sall war naa def ñetteelu mandat parce que candidat bu baax la waaye convaincre ñooñu ni Ousmane Sonko ak keneen ak keneen ak opposant dañoo bañ occidentaux yi dañoo bañ intérêt étranger yi ay terroristes lañu ay lii lañu ay lël lañu kon moom yéeneen gi amatul lam-laame ni dafa bëgg a forcer pour am ñetteelu mandat li Sénégalais yi bañoon Abdoulaye Wade ba ay bakkan rot ci te ñépp xam ni buñ ci tollee ba mu def ko mën na jël fitna bu rëy ci réew mi dana ko jël sax moo tax appel may lancer Sénégalais yi mooy loolu mën nañ ci musal suñu bopp Sénégalais yi lay waxal loolu mën nañ ci musal suñu bopp naka lañ ciy musalee suñu bopp mooy tey jii la campagne électorale commencé bu soobee yàlla le 31 la ñuy voté bu Sénégalais yi voté massivement pour opposition bi rawatina nag liste bi ma bokk man muy Yewwi Askan Wi def intercoalition ak Wallu bu ñu voté massivement pour ñooñu ni ko waa France defee ba Macron tey amul majorité bu ñu ko defee ba Macky Sall ñàkk assemblée nationale coowal ñetteelu mandat jeex na Sénégal ma bamtu ko parce que c'est très important mun nañu musal suñu bopp ay fitna ay jéey yoo xam ne xeex dina am bakkan dina rot ay nit nañ ci gaañu mun nañ ko musal suñu bopp te loolu soxlawul ñu xaar ba 2023 soxlawul ñu xaar ba 2024 mën nañ ko am ci 2022 bi mu ngi jaar ci la mu ngi jaar ci yow Sénégalais bi su dee bëggoo Macky Sall yee fitna ci réew mi ci ñetteelu mandat am nga possibilité ci le 31 juillet bii ñu dëgmal nga xam ne ci la ñuy dem voté ji élection législative pour xam kan mooy téye assemblée nationale am nga possibilité boobu mooy su ngeen voté lay Yewwi Askan Wi ci coalition bu mu def ak Wallu ba jox ñu majorité absolue assemblée nationale coow loolu dina jeex ndax Macky Sall dootu fi tudd ñetteel mandat at bi koy desee ak ñeenti weer yi koy desee ci réew mi dina xool lu muy jubalee rafetal taxawaayam daal di dem mais ak ci jàmm ak salaam te coow bu jib ñi leen di wax nag nii opposition bu jëlee majorité ci assemblée nationale réew mi day taxaw wax ñu leen lu am de opposition bu responsable bu jël assemblée majorité loolu may réew mi loolu may réew ki nga xam ne moom la ñu jiital ci boppu réew mi mu xam ni amul sañ-sañ boo xam ne lu ko neex def ci réew mi amatul sañ-sañ ku ko neex mu dóor ku ko neex mu tëj ku ko neex mu jox ko ay milliards ci xalal al réew mi lu ko neex mu signé loolu amatul sañ-sañ bi loolu mooy andi équilibre ci réew mi bu dee nag gannaaw dàq fitna bi mu tudd bu dee yéen Sénégalais bëgg ngeen am lu leer nañ ci réew mi ni ñu ko yoree woon ci jamono jooju yëpp te lu ñu mën a taxawal ci ay commission d'enquête parlementaire suñu pétrole suñu gaz bi suñu zircon bi suñu géej gi ñu jaay suñu suuf si ñuy joxe su dee bëgg ngeen loolu lépp leer jox leen opposition bi majorité absolue ànd ak li muy yombal Macky Sall dootul ñeme yëkkati kàddu bu mu waxee lu jëm ci troisième mandat ci Sénégal kon élection bi ñu dëgmal moo ëpp solo sax élection 2024
ndax moo mën a musal Sénégal ba faw. ngeen war a xam rek ni àdduna yépp mu ngi jël bëtam teg ko ci Sénégal àdduna yépp ñii parce que seeni intérêt yu rëy rëy la yoo xam ne Macky Sall signé na leen ay contrat yoo xam ne yu bon a bon ci Sénégal la waaye lu baax a baax ci ñoom la ña ca des parce que am nañu njàqare ci démocratie ak stabilité Sénégal parce que Sénégal dafa mos a nekk réew mu stable malgré problème yi ñu ci am kon yow citoyen Sénégal bi bul raté rendez-vous bi nañu farlu suivre campagne bi ba su 31 ba ñépp génn taux de participation bi doon taux de participation exceptionnel ñu voté massivement pour l'opposition loolu mooy jàmmu Sénégal loolu mooy indi stabilité définitivement ci réew mi. Je crois que lii lañu manqué bëri di wax tamit ni fête bi ni mu waroon neexee en tout cas ci ñu neexee ko noonu parce que jamono jii ñu koy feete am na fii ci Casamance diggante Ziguinchor ak Bignona ñaari famille yoo xam ne ñu ngi dund naqar te dara tegu leen ko dul assassinat mooy rey boo xam ne rey bu nit tey la ñu def ko ci seeni doom mooy li xewoon ci manifestation pacifique waaye Macky Sall joxe ndigal pour ñu tiire ci ay nit ñoo xam ne yow ñu woon gànnaay yow ñu woon dara li ci gën a métti nag mooy gannaaw liñ leen faagagalee ci anam boobu ba jamono ji ñu toll seeni mbokk mënuñoo jot ci seeni néew pour mu leen denc ñuy wax nag Sénégal ni nañu arbitre nañu anticiper ci yenn yi balaa muy jur loo xam ne dina doon musiba ndax tey procureur mi ngi nangu ay néewu jàmbur procureur u Ziguinchor jamono jii ñuy wax moom ma nga dem toog Dakar ak njabootam di tabaski waaye bàyyi ñii ak seen naqar boo jëlee kaw bi ñoo na bi ba léegi lànk nañu ne duñu delloo néew waaye lànk nañu wax sax nit ñi lan moo rey xale bi li ñuy wax genre de mort boo ñëwee fii si Ziguinchor dañoo def seen rapport te def nañu autopsie ne xale bi li ko rey du bal waaye arme blanche ñu ne leen kon yoon may nañ ñu def ñuy wax contre expertise te contre expertise boobu famille bi am na sañ-sañu jaare ci avocat am tànn ak expert ñu tànn ak expert boo xam ne ci ñi gën a xarañ la ci Sénégal ndax chirurgien la médecin légiste la waaye c'est moom mooy le deuxième expert en balistique au Sénégal procureur lànk ne famille bi amul droit tànn expert ne day bind ordre des médecins ñu tànnal ko noonu expert mooy li mu dooroon te teg ko ci loo xam ne du dëgg ndax xam na ni xale bi dañ ko dóor bal te force de sécurité ñoo ko dóor bal lii injustice la ba famille yooyu tey xamuñu lan la ñu tabaskee waaye muy benn injustice yu bëree bëri ñii di wax nag naan Ousmane Sonko li mu wax dafa garaw dama ne quand on n'a pas le courage de dénoncer l'injustice il faut avoir la pudeur de se taire quand on dénonce l'injustice man kenn mënu maa booleeg Sénégal yàlla li ma may ci Sénégal defe naa du ma ne kenn amu ko def waaye néew nañu ko am ñiy wax ñëpp bu ñu àndoon Bawol maa leen ëpp mbokk Bawol bu ñu àndoon Siin maa leen ëpp mbokk Siin bu ñu demoon Saalum noonu bu ñu demoon Gànjool maa leen fa ëpp mbokk bu ñu demoon Waalo maa leen fa ëpp mbokk parce que yàllaa ma may loolu ci ñi mu boole ci samay parents ba ma bokk fépp kon man mënuma am xalaat buy xaajale Sénégal waaye bu ma amee sañ-sañu taxaw fii Casamance wax li ma wax te doo dégg benn voix autorisée bu Casamance bu ne d'accord ma ak Ousmane Sonko c'est parce que dafa doon sentiment bu profond fi bu nit ñi di dund stigmatisation bi te lépp ci nguuru Macky Sall moo tax Sénégal yépp lay woo muy kuy Fuutaanke
kuy Saalum Saalum kuy Bawol Bawol kuy Siin Siin ak foo bokk ne ñëpp jóg taxaw jàpp loxo Macky Sall ci lii mu commencé te instrumentalisation politique moo ko ci tax a jóg ndax dafa njëkk a commencé ci nedd ku bandum bëgg a gëmloo Fuutanke yi ni ñoom dañu war a ànd ak moom ci kaw waaso et non pas ci kaw programme mu jógee nord nag daal di cibler le sud li may wax nii ku ñëw Casamance wëral fii lépp nga def sa sondage di nga xam ndax def du doon sentiment global baat boo dégg mu jib wax savant la mooy ñi ànd ak Macky Sall te poñetu àdduna poste yu ñu leen jox moo tax ñooñu nag li ma leen wax mooy nañu lekk li ñuy lekk te noppi ndax doo dégg mukk ñu ne yu mel noonu am na Casamance ñu ñëw taxaw ci kanam wetu population yi ma saw leen wala ñu dem Macky Sall mi ñu àndal ñu wax ak moom ne ko bàyyil doomu Casamance yi ngay rey loolu nag dafa war a jeex ñun Casamance ay mbokk la ñu ngi loolu la ñu xam suñu wax Casamance buñ ko rawale ci benn ethnie waaye dañ koy ñaatal fii am na quartier bu tudd Alwaar samay maam alpulaar yi ñoo ko fi sànc boo fa demee ñoo ko ëpp soo demee ay quartier wala quartier yëpp sax boobu nu mu tasaaroo di nga fekk Mankaan di nga fekk Manjaak di nga fekk olof di nga fekk séeréer di nga fekk keneen ak keneen loolu fii rek la am ñun amuñu problème yooyu waaye nag dañu jàpp ni am na loo xam ne bu ñu ko seetaanee ba mu egg fenn fi du baax ñun li defar réew mooy waa réew mu takk seen digg gëm seen bopp nangu làmb seen poos ci li ñu bokk ñu xool ni ñu koy dajalee ba defar seen réew loolu la ñu commencé expérimenter fii ci Ziguinchor bu ngeen seetee li jëm ci nettoyage dëkk bi ak curage caniveau yi naam wax nañu ay entreprise ñu abal ñu ay matériel waaye volontaire dëkk bi ba leen delloo njukkal ay xale yoo xam ne woo nañ leen luy si ba léegi nii amul kenn kuñ ci jox 10 000 francs ñoo tàkk seen tubéy wag seen yére dem dugg ci caniveau yi dugg ci marché yi defar dëkk bi ba tey jii ñëpp xam nañ li muy taw si Coor bëri na waaye ñu ngi sant yàlla bi mu commencé taw ba léegi kenn déggul ni inondation amagul ñu ñaan yàlla mu continuer noonu lañ ko fas yéene def ci leneen ak leneen ak leneen ba nga xam ne ñun waa dëkk bi ñooy defar suñu dëkk loolu mooy suñu gis-gis ci Sénégal mooy suñu gis-gis ci Afrique talal loxo la nga am ci alal nga seetaan ba tubaab bi ñëw jël ko wala tubaab talal loxo ñu lay lebal nga tabax quelques ponts quelques yoon ñu naan félicitation te bor ba war a fee des suñuy sët ak suñuy sëtaat di ko fay loolu bokkul ci suñu gis-gis ci politique suñu gis-gis mooy alal bi ñu yàlla jox nañ ko téye d'abord ci or ci pétrole ci zircon ci leneen ak leneen gannaaw bi ñu ko téye ba mu dëgër ñu xool nuñ koy liggéeyee ba mu baax bu loolu weesoo nag ñu xool nuñ koy séddalee ba Sénégalais bu nekk am ci wàllam loolu mooy suñu gis-gis ci politique tey mairie bu ndaw lañu yor foofu la ñuy commencé waaye nag bis bu ñu yàlla wóoloo ko dénk ju noonu lañ ko bëgg a doxalee téye d'abord suñu alal ba mu dëgër yor ko ci yorin bu rafet ba détournement du am sàcc alal du am waaye nag fexe ba ñëpp jot si loolu mooy suñu programme toujours ci Ziguinchor li may wax mooy tappal yi fi daan am jeex na man dama di maire boo xam ne neexaluma kenn population yi ñoo ma fal pour ma defar dëkk bi ci loolu laay liggéey nañ ma ko sante it dafa am ay règles yoo xam ne dañ ko tëral règles yooyu du ma ci mus a wàcc fu yaakaar ni yiñ doon def di def ay fausse facture dem commander ay ceeb rocc fekk xaalis bi ngay jëlaat ci suuf di ko distribuer wala def ay montage pour génne xaalis di ko distribuer nit ñi loolu du am ci man moo tax ñi yaakaar ni mun nañ def chantage si ñun yóbboo ñu dem tëddi na ñi nga xam kon loolu lan moo ci war a andi coow néew ñu leen bu ñu leen fay loyer bi nañ ko fay man du ma def trésor ay faux mandat pour génne xaalis liquide di ko jox ay étudiants loolu du musa am mandat la ñuy def sur la base d'une facture d'un bailleur ñu fay bailleur bi man noonu lay fonctionner te facture boobu moo ko fi andi moo tax chantage boobu ñu doon essayé def pour ñu yëkkati 5 millions jox leen
ma fekk waxaat ko fii léegi du ma mos a yëkkati 5 millions en espèce di ko jox ay étudiants ñu dem di ko séddu du ñu ne ñoom dañoo bëgg a defar ay lits superposés dama leen ne andi leen débit bi mairie di xool nu mu leen di jàppale ngeen def lits superposés waaye xaalis du ma ko génne di leen ko def waaye nag comme ñu ngi bëgg a andi coow décision bi ñu jël mooy bind naa le bail ba pare jaare naa ko par huissier le 2 novembre le contrat bi di jeex bu soobee yàlla le 2 novembre dañuy résilier contrat bi parce que amuñu benn obligation pour donner un numéro à des étudiants dinañ seet nag les étudiants les plus nécessités ñi nga xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe dinañ leen jox dans le cadre des aides sociales des bourses yu leen di jàppale foofu ñu nekk ci Dakar yeneen étudiants yi nga xam ne jëlal nañ leen logement muy Bambey ak Saint-Louis dinañu continuer fay les logements ni ñu ko doon fay loolu parenthèse bu ndaw rek la woon ndax samay collaborateurs gaaral nañ ko ba pare waaye dama bëggoon rek wax nit ñi ni ma koy defee fii laa koy defee bis bu ñu yàlla dénkee réew mi man du ma ko ñuy def chantage du ma ko ñuy menacer dawuma ci gannaawu électeur ba tax may def dul yoon tant que je serai maire de Ziguinchor les procédures seront strictement respectées.